pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba dara ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. Macky Sall mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk ci yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu may. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëggu bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon na dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur mu ne ko président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu de wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di lundi le 29 novembre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy di dellu si waat ci seen émission l'info autrement leen fas yéene faram fàccee les faits saillants de l'actualité nationale et internationale di sant sunu boroom ginnaaw bi mu ñu mayee wér-gi yaram ak jàmm ba ñu yeewu ci jàmm di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla sunu boroom mu musal ñu ci seytaane mu baal ñu sunuy bàkkaar musal ñu ci musiba ak balaa ak deegu ñaaw nangul ñu sunuy jaamu yàlla sàmmal ñu sunu njaboot saxal leen ci diine ñu ngi koy ñaanal képp koo xamante ne yaa ngi ñuy déglu di ko ñaanal bépp sénégalais di ko ñaanal bépp jullit xam ngeen ne week-end bi week-end bu mouvementé la avec des sorties de nos politiques muy ay wax yu ñaaw yoo xamante ne sunu politiciens yi ñoo ko doon waxante démb ci dimanche bi
ak tey ci altine bi ñu ëpp ci politiciens yi def nañu ay sorties di ñaawlu wax jooju nga xamante ne Barthélemy Dias lañu ko wax te ki nga xamante ne moo ko wax mooy Gaston Mbengue te tey bi mu yeewoo ci altine bi tollanti ne ko def na beneen vidéo ne rëccuwul dara ci li mu wax waaye nag dina am rectification boo xamante ne dina ko def parce que dañoo déformer ses propos waaye loolu taxul li mu wax nee na amul lu mu ciy rëccu loolu nag dafa créer ay tollé de réaction ci politiciens yi comme ni ma koy waxee réew mi mooy réew moo xamante ne réew victimisation la réew attaque la réew wax ju ñaaw la réew ku ëpp sa morom doole dóor ko la réew moo xamante ne aussi koo faral moom ngay supporter sur toute la ligne su defee loo xam ne waru koo def sax comme que yow sa soppe la wala yow moom nga tànn ci wujje politique bi moom ngay jéem a expliquer ses propos ngir défendre ko réewu concurrence la réewu comparaison la pour à la fin minimiser la faute mooy mbir lu mu rëy bu ko kenn defee muy erreur ñun li ñuy def mooy dañuy wone benn exemple bu fi mosa amoon bu gën a garaaw comparer ko ak loolu pour ne la léegi lii moom lu fi amoon la rek du lu bees au lieu que ñu sanctionner la faute pour que bu ëllëgee kenn bañu koo def ñun dañ koy comparer ak beneen faute pour baal kooku bu ko defee nag anarchie bi di continuer rek di dem yàlla dafa def ne ñun nit ñu ñuul ñi booloo wuñu assez ba mën a joxe fenn le bon exemple waruñoo mën a siis kenn ci sunu réew yi ndax ñun dañuy wàlli yaani mooy ñun ñi gën a tekki ci ñun ñi gën a ëpp xam-xam ci ñun tooguñu sunu réew amee ko foofu ñi ëpp alal ci ñun tooguñu sunu réew amee ko foofu ñi ëpp nag laa wax boo waxee ni ma ko waxee noonu te leeralu ma ko kenn mooy toog ca biir néegam ne la waa diw moom génnul réew mi te am na wax dama ne ñi ëpp ci ñun seeni alal jëlewuñu ko ci sunu réew yi ñi ëpp xam-xam seeni xam-xam jëlewuñu ko ci réew mi daanaka nous sommes un peuple nomade te loolu li ko waral mooy ñàkk fayda boo xamante ne ñàkk nañu ko fayda ba sunu alal la ñuy jël maanaam ressource première yi nu am ñun moom la ñuy jël tubaab yi jël ko def ko produit fini non seulement ñëw dina ko jaay lu gën a cher waaye ñun ñooy wàllu yaani dem fekk foofu ñuy defee produit fini ba liggéey ko ba mu baax ñu ñëw jaayee ñu ko lu gën a cher xam-xam bi nga xamante ne sunu maam yi moom la ñu amoon te ñu mënoon koo jàngal sunu bopp ñun ñooy tubaab yi ñoo koy ñëw jël ko yóbbu ko ci seeni réew yi ñun ñu demaat ñu jàngal ñu ko ñuy doog a ñëw ñuy doog a reconnaître comme des savants comme des connaisseurs diplôme yi nga xam ne mënoon nañ ko am te joxuñu ñu ko waaye mu doon xam-xam bu wóor soo wanewul ne ci université tubaab nga ko jàngee maanaam daanaka amuloo xam-xam soo waxee wax te cité wuloo benn tubaab bu mosoon wax lu similaire ñu ne la li nga wax tekuloo ko fenn ñun tubaab yi noonu la ñu jàngalee donc ñun position yi ñu nekk tey nga xam ne dañuy tukki te boo tukkee yàlla mën na la dogal nga am fa soxna soo fa amee soxna yàlla mën na dogal nga am fa doom soo fa amee doom yàlla mën na dogal ne doom boobu réew bi mu juddoo lay gën a jublu ko réew bi baayam jóge wala yaayam te sant woowu day sant wu néew doole lay doon ca réew ma mu ne waaw
réew bii ñu nekk tey di Amérique nga xam ne ay tubaab ñoo ko mës a jiite nit ku ñuul ki ko njëkk a jiite tey boo doon seet santam daanaka boo compté ci Amérique ba mu daj te Amérique 50 états la 50 états 48 yoo xamante ne mu ngi ci continent bi ak ñaar ñoo xamante ne dañ ña nga ca biti boo ko seetoon day santam boobu du mat 100 parce que loolu la Gaston Mbengue tey yokkaat ci vidéo am di ko leeral moom nee na waxul sax 100 000 jazz waaye dana rek 100 jazz boo leen calculoon ci Sénégal bi doo ko fi gis dëgg la mën na am dëgg la mën na am mais bu fekkoon ne ci noonu la ñuy xamee kan mooy sénégalais kon ñi sant Bourgi duñu doon ay sénégalais ba am ci ñoom ñoo xamante ne sunu équipe nationale yi dañu ciy yëngatu di représenter ay Sénégal bu doon lool la ñi nga xamante ne ñoo sant Masri ak yeneen i sant man am na ci ñoo xamante ne ay Bengeloun yi nga xamante ne ay sénégalais lañu ñii di yëngatu ci wàllu politique ñii di nekk ci sunu sport yi ñii doon di làkk olof bu gën a wóor sunu olof yi kon ñooñu duñu leen a tudd di wax ay sénégalais bu doon nombre mooy tax nombre nit bu am benn sant moo tax ñuy doog a xam importance su nit ki ci réewam kon Barack Obama du doon président États-Unis te baayam kat jàng la moo ko fi andi woon jàng mu ñëw séq ak benn tubaab marié ko ñu am doom boobu benn sant cundung la cundung wala bariwul ci réew mi bu fi baree tamit matuñu 100 xëy na mën nañu ne matuñu 100 léegi nag loolu bu xewee ndax loolu mën naa tere bañ a doon américain loolu lañ ko war a laaj moom loolu lañ ko war a laaj mais jarul ay saaga yu bari jarul xaste jarul yuuxu xam nga réew mi dafa am ñoo xamante ne moo tax le peuple laay waxal il faut que ñi nga xamante ne ñooñu ëpp xam-xam te dañu déglu te ragal sax wax gis nga réew mi su ngeen nanguwulee jël position su ngeen nanguwulee ànd ak seen fulla ak seen fayda ñi nga xamante ne jàpp nañu ne ñoo leen ëpp alal dinañ leen takk as ay jaam ñi leen di tiital yaakaar ne ñoom ñoo leen ëpp fit ndax dañoo dellu si li nga xam ne sunu maam yi moom la ñu nekkoon am ñoo xamante ne dañu leen tere xeex ak xuloo ñu yaru bëgg a jubal bëgg a bañ a jaay doole am ñenn minorité yu ndaw ñoom di jaay ne ñoom ñoo sañ-sañ wax ne ñoom ñoo ëpp fit ne ñoom duñu dellu ginnaaw te loolu dafa bëri ci wujju politique bi léegi ku la dàq dege ne fital ñu dem ñoom ñëpp ñu leen di tuddee ay el pistolero ne dañoo yore gâchette facile fu ñu waxee ñaari nit ñetti génn fital dóor ci kaw gars yi ne ñoo kii moytu ko dalay rey loolu dañuy profité di ko andi ci politique di jaay fit te boo leen andi woon ci benn géew loxo duñu xeex gars yi réew mi ab réew dañu koy bokk dafa mel ni yàlla dañu koy bokk kenn du ko xëccoo réew dañu koy bokk réew dafa mel ni sport collectif nga gën a talentueux dans l'équipe taxul yow rek nga mën a gagner équipe nga mën a gagner match da nga soxla ay défenseur am ay offense boo xamante ne ñoom ñooy def pression sur l'adversaire am ay techniciens yoo xam ne bu ñu yoree bal bi ñoom ñooy jouer maanaam jeu bi nga xamante ne moom nga teg ne nii ngeen ko war a jouer ba gagner mais nag doo nekk ci benn équipe nga defe ne yow yaa fa dàq football yow doo jouer défense doo jàppale défenseurs yi nga defe ne yow kese boo yoree bal bi mën nga dem ba dugal ñëpp bu dee ci wàllu football la loolu mënta ne Sénégal ñun nag dañoo nekk benn équipe boo xamante ne dafa disloqué ba nga xamante ne ñu ngi ci yoonu daanu maanaam lu tuuti fu mu toll nii mën naa taal réew mi frustration yi dañoo bari sur tous les côtés waaw frustration bi dafa bari sur tous les côtés fépp foo xamante ne xool nga ko fa rek frustration baa ngi dem crescendo
léegi nag seet dëgg taxul jug nit ñi benn camp bi dañoo yore di am ay bénéfice di lekk di def lu leen neex ba nga xamante ne ku leen neex mooy lekk ci lekk bi ku leen neex mooy am alal ci réew mi ku leen neex la ñuy jox marché ci réew mi mais ñiy bénéficié wu ci réew mi depuis ba 1960 ba tey ñoom ñooy bénéficié wu ci réew mi ba tey ñoom ñooy bénéficié wu ci réew mi ndax dañoo muus gouvernement bu ñëw dañuy ànd ak yow waaw gouvernement bu ñëw dañuy ànd ak yow ñun ñoo muusul rek gars yi di soppeeku ñun ñuy xeex ak ñoom bu ñu demee ba ci biir ñoom ñu am lu ñu bëgg te ñun ñu ci bëri ci ñun suñu situation yi changé wul ñu mu ci changé ñëpp moo ñi di dunguru parce que dafa am ay leaders yoo xam ne dañuy soppeeku pour doon toujours des leaders am ay dunguru yoo xamante ne dañuy soppeeku pour doon toujours des dunguru yuy jariñu mooy gouvernement bu ñëw ñoom duñu la contre dañuy ànd ak yow ni nga bëgg ñu defee ko ni suñu nekkee ci quartier yi xanaa xawlu leen ko ci chef de quartier yi am na chef de quartier yoo xam ne gouvernement bu ñëw rek ñoom ñooy ànd ak ñoom duñu contre kenn ñooñu même au plus bas niveau ñoom ñooy doon seefu ñi nga xamante ne mooy ñun ñi nga xam ne tekki wuñu dara ci réew mi dañuy yalwaan rek maanaam amuñu droit ci réew mi dañuy lambari rek lu des rek ñu jox leen ko kilifa diine yi doon bénéficié wu ci nguur gi ba tey ñoo ciy bénéficié wu li leen intéressé rek mooy seen terroir fii ak ñu ngi koy toppatoo seen yoon newul ci liy dox ci réew mi noonu la amee ay parti politique yoo xamante ne li ñuy bari yëpp moo tax réew mi waru ñoo wax naan am nañ ay 300 parti politique dafa bëri parti yi li ñuy bari yëpp ñi ëpp ci ñoom ci nguur gi la ñuy àndal amuñu benn ambition conquérir le pouvoir et l'exercer amuñu ko de ñoom li ñu bëgg mooy ñoom nañu leen jox ci mbir mi rek wutal leen salaire parce que am na ñoo xam ne liggéeyuñ ñu wutal leen salaire man maa mës a dégg benn kilifa administrateur civil buy exercer ci administration bi di damu ci ay mbir yoo xam ne def na ko famille am ñoo xamante ne da leen a wutal liggéey te duñu liggéey pour moom loolu pouvoir la mu wax ko openly ñëpp di ko dégg noonu nga xamante ne kooku noonu la ko defee leer na ma ni noonu la amee ci nguur gi ñoo xam ne ay ministre lañu embauché nañu au nom de l'État ay sénégalais yoo xamante ne duñu teew ci bureau duñu liggéey te sag bu weer bi deewee ñu dem taxaw ñu fay leen kooku na ma ko waxee foofu laa xamee ne loolu am na ndax tous ces politiciens là yi nga xamante ne dañuy supporter dañuy ànd ak nguur gi bu ñu yoree seen parti politique te doo leen gis kat ñu liggéey dañuy fayeeku bi ci gën a rëy te gën cee illustratif mooy génne nañu fi information buy wan ne Ablaye Wade ba muy doon président ñoom Landing Savané ak ñeneen ñi dañ leen doon fay ay millions te liggéeyuñu noonu moo lay wan ne bu ñu fayee nit jusqu'à 30 millions par mois parti politique yu ndaw yi xëy na ku ci nekk ñu ngi lay fay 1 million pour nga ànd ak ñoom léegi nag loolu yëpp bu ko état gàddoo mais kon te ñoom état ni mu koy jàppee mooy su ma joxee cette importante somme à ce leader politique c'est parce qu'il doit le partager avec ses militants c'est parce qu'il doit aider ses militants qui sont derrière lui opportunité yi ma leen di distribuer pour que ñoom bu ñu jëlee koppar boobu moo xam 30 millions ya ñu xool seen cadre yi ñu yore am na ci ñu nekk ci administration bi di liggéey am na ci ñoo xamante ne liggéeyul ñu diviser ko seen biir xëy na ku ci nekk am ci benn je ne sais pas benn 300 000 wala benn 200 000 wala benn 100 000 boo xam ne day tegu ci seeni salaire wala seeni lijjanti moo tax am na politiciens yoo xamante ne ñu ngi yore ay parti politique yore ay mouvement te kenn xëyu ci koo ci waxal mu ne la day def consultance moi je suis dans la consultance te kan moo leen di consulter yow boo nee da nga nekk leader politique xamuloo naka la ñuy amee benn député saa yoo duggee saa ñu la mosee tudd député benn yoon nga koy doon dootoo ko doonati parce que fi nga jaar ba doon ko mënatuloo faa jaar wala teggi nañ la teg fa keneen nga ne yow léegi nag lan ngay def nga ne consultance ngay def di lambari suba ngoon kenn liggéeyu ci
doon soldaaru nguur gi wala seen opposition bi ñuy def yépp mooy naka la ñuy def ba amaat ba ñu boole leen ci liste bi ñuy fay te duñu liggéey ba ñu boole leen ci débatteurs yi nga xamante ne nguur gi da koy recruter nag te ñoom dañuy recruter borom xam-xam yi ñi nga xamante ne bu ngeen leen déggee ñu ne la kii kan la ñu ne la docteur ñu ne la docteur la quoi kii docteur diw xam-xamam bi mu jàng yépp jariñu ko dara du lu ñàkk fayda di seet loo xamante ne du yoon yëfu saay-saay la mu koy défendre ci télé yi ak ci rajo yi moom loolu la moom jàng bi mu jàng yépp loolu la koy doyee loolu la koy doyee waaw moom parce que dafa yore benn titre boo xamante ne c'est intimidant am na ñoo xam ne bu ñu jàkkaarloo ku mën a làkk tubaab wala ku mën a articuler moom déjà position bi mu doon rek statut bi mu doon sur le plan intellectuel da leen di tiital ba nga xamante ne lu waa ji wax rek dañu naan dëgg la du ñu jéem a analyser ndax affaire bi sax c'est cohérent ou non lu mu wax rek dañu naan dëgg la moo tax ñu recruter professeur yi wooye seen bopp constitutionnaliste bu ñu waxee tey lenn suba ñu weddi ko waaw wut ay yenn kilifa diine yoo xamante ne dañuy bokk ci benn tarixa yi nga xam ne ñoo bokk ci réew mi di utiliser seen statut maam ñu defe ne ñoom lu ñu la wax rek nga ne noonu la te ñoom bu ñu amoon lu ñuy wax dëgg-dëgg nit ñi di ko dégg dañ koy wax ci l'islam adduna bi yëpp dégg ko ñuy comparer seen bopp ndax l'islam yamul Sénégal kese dafa yaatu waaye seen statut maam la ñuy utiliser ngir domte la di andi ay naka lañ koy woowee ay kilifteef boo xamante ne dañuy yaakaar am na ko ci yow pour yow ñoom ñu domte la yow léegi nag yow nga bàyyi nguur gi ñuy doxal li ñu bëgg a doxal te ñoom du ñu sonn bu ñu naree sonn ku ñu woo sax nax la nga dimbali leen ku ñu woo sax nax la nga dimbali leen waaw am na ci ñu bari ci ñoom li ñu gën a jege ñu tedd ñooñu moom moo waral ñoom noonu lañ leen di dimbalee ndax am yaakaar waaye jubuñu ndax bu ñu juboon danañu xam ne seen maam yooyu nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci réew mi doon bañ démb bu ñu defoon ni ñoom kon réew mi tey du ñu am lu ñu am ci ay jullit mais nag bu ñu amee lu ñu am ci ay jullit ba pare am ci ñun ñoo xamante ne gëmuñu mais loolu moo gën a dangereux wooye sa bopp jullit ba pare te gëmuloo te doo dox lu jub doo wax lu jub doo fekk loo xamante ne du yoon nga défendre ko te sa maam ci loolu la xeex ba tey jii jullit yi bëri ci réew mi nga xamante ne ñooñu tamit ci saay-saay yi la ñu bokk mais nag kenn ñamawu ko wax li ñu war a wax ci réew mi duñu ko wax waaw li ñu war a wax ci réew mi duñu ko wax te dëkk boo dem ci àdduna bi mu raw la sur le plan organisationnel seen dëkk ba ñu doon ko ay royukaay ñun ñuy rêver dem dëkk fa xoola tey africains yi bi ñu déggee Rwanda mu ngi développé ñëpp a fa daw di fa bëgg a dugg ñooy tànn kan moo fay dugg quoi waaw dëkk yi ñu dégg yëpp ñun nit ñu ñuul ñi li ñuy def mooy fépp foo xam ne dégg nañ ne mu ngi baax rek organiser nañ ko rek am na jàmm am nga opportunité liggéey kenn du lijjanti sa morom li muy def da ngay liggéey jàpp sa ñaambur am nga opportunité am kër am oto banque yi dinañ la lebal rek sénégalais yi naaw fa africains yi ñun loolu la ñuy def te ñun suñu réew yi jéemu ñoo toog wax wala ñu jaar ci yoon yoo xamante ne ñooñu noonu la ñu def ñoom ba arranger seen réew moom laay wax moo tax gis nga sénégalais yi ni ma leen xamee noonu nag la ñu bëri ñun ci en Afrique mel ñun ay échantillon lañ yoo xamante ne dañoo nuroo fu mu gën a yombee te gën a nooy rek comme ni ko sëriñ boobu doon waxee ci internet bi ne toog muy baax mooy gars yi di la indil gars yi chaque jour fu mu toll ni boo xoolee sax sëriñ si lay jox ay yi ngay wér yooyu lañ lay jox dañ lay jox loo xamante ne yow da ngay toog fi nga toog yeewu fajar doo def dara doo ñaq doo yëngatu mais del wér di rek affaire yi di ñëw quoi toog muy ñëw yooyu la gars yi di seetaan xam naa bu leen yàlla mënoon wan jinne yi ñu tàggat jinne yi ndax yàlla moo créé nit ñi créé jinne yi bu leen yàlla mënoon a
wan ba ñu mën a tàggat jinne yi te am na ñuy woote fu mu toll ne ñoom dañuy tàggat jinne yi ku leen tooñ dinañ la booleeg ay jinne yu la duma bu leen yàlla mënoon tàggal jinne yi moo xam jinne jullit yi la wala yëfër yi danañ ko def ndax yu yomb rek la ñuy wut. Rwanda yàggul dañ doon rayante seen biir di rendi wante ay xeet di rendi wante di féewalante ku nekk ne maa la ëpp doole ci réew mi maa la gën a war a mën a jariñu ci réew mi tey organiser nañu waxante dëgg tey ànd nañu waxante dëgg di liggéey ci loo xamante ne dañu ne ñun rek lay jariñ jarul xeet bi nga doon mais na nga doon rwandais ñu ne moom la ñuy jariñ ñun nag Sénégal bëgguñu doxee noonu quoi te pourtant réew mu ko ci royoon def ko rek yeneen réew yi dañu lay roy maa ngi leen fi nettali benn forum boo xamante ne dañ faa invité Macky Sall invité fa Paul Kagame ñu toog journalistes yi di leen laaj waaw ci mbirum Mark Zuckerberg bu la yàlla mayoon xam-xam ak pouvoir nga war a seet lan ngay def ci li nga xamante ne Mark Zuckerberg yàlla dimbali na ko mu créé Facebook tey ci benn étudiant bu ndaw la woon maa ngi leen fi doon wax origine Facebook ñu laaj Macky Sall mu ne damay créer benn machine boo xamante ne à travers le temps et l'espace ngay dem fu la nekk ay waxu dof ñu laaj Paul Kagame mu wax lu concret mooy comme que man mënuma doon Mark Zuckerberg damay fexe ba créer ay Mark Zuckerberg ci domaine yu bari mais loolu mooy réalité loolu la nit ñi bëgg loolu moo lay wan l'aspect théorie bi nga xamante ne ñun sénégalais loolu la ñuy kiiwee ñuy wax ay mbirum littérature ay mbirum roman nga xam ne inventé ay yëfu caaxaan inventé ay scénario inexistant irréalisable wala inutile wala pas du tout nécessaire pour résoudre les problèmes du moment ñun ci yooyu loolu la ñu gën a aay parce que ñun li ñu xalaat xam nga mooy lan xam nga boo déggoo réponse u Macky Sall boobu ma tojal la ko mooy li Sénégalais bi di xalaat rek mooy tukki yow dañ la may pouvoir waxuloo ne damay sax créer ay armes yoo xamante ne France dootuma mën a attaquer ti wala damay blinder samay frontières ba kenn du ma ñëw influencer waxuloo damay am naa pouvoir damay créer ay machines yoo xam ne sunu or bi nangam ak nangam laa ciy def valoriser ko sama population damay tabax ay université yoo xamante ne ay Mark Zuckerberg ñoo ciy génn ci domaine yëpp mais yow lan ngay xalaat benn machine boo xamante ne maanaam day dem ngay traverser temps maanaam voyage rek moo tax boo ko seetloo du toog Sénégal weer du ko toog bitim réew la gën a xam que biir réew mi ba mu soxlaa biir réew mi mooy bi muy tukki di wër ci réew mi di wut ko voteel maanaam pour njariñam jaral na ko loolu donc tukki bi muy def yëpp du pour Sénégal pour njariñam la que des fois nit ñi da nga leen di jàngat ni ñuy waxee Macky Sall li ko intéressé mooy prendre les airs et découvrir l'autre partie du monde en tant que touriste même bu fekkee da koy woowee ne day dem pour négocier non c'est en tant que touriste ou pour son propre bien moo xam sa propre formation la wala pour découvrir quelque chose loolu moo ko tax a jóg parce que président boo xamante ne fii la daan toog di wax ne Ablaye Wade day tukki di tukki Ablaye Wade da doon tukki di tukki rek waaye moom moo ko dàq tukki moo tax réew mii ni président bi di xalaatee noonu la nit ñi di xalaatee te en fait du loolu ni nit ñi di xalaatee noonu la ñu falee président bu mel ni ñoom parce que yàlla li mu wax du nax saay yàlla du juum mukk li yàlla wax ci nit ñi ne moom du soppi destin peuple tant que peuple boobu déterminé pour changer destin boppam loolu moo lay war ne nit ñi bu ñu tegee bu ñu jubee ku jub la ñuy fal suñu dëggoo ku dëgg la ñuy fal waaye bu ñu dëngee ku dëng la ñuy fal bu fekkee ñoom seen vie bi yëpp comparé ay nit pour minimiser le danger pour minimiser les fautes
noonu la ñuy comparer ay nit diw defoon na ko fi diw waxoon na ko fi diw fenoon na fi ñuy wax ay waxeet yoo xam ne ay fen la ñu ne loolu garaawul mais kon booy fal ki la dàq fen ci candidat yi moom ngay fal ki lay wax ay fen moom ngay fal ndax yow da ngay comprendre ne moom li muy waxee du fen comme que yow da nga dëkk ci di fen moom buy wax ay fen yow da lay attirer parce que yow da ngay xam ne moom li muy wax yow noonu nga mel donc moom ngay votel moo ci dàq fen moo tax ñun président bi dàq fen la nu fal waaw bu dee ay mbirum complot yow ni ngay complowee sa ay morom ñoo xam ne da ngay bokk ak ñoom ndey ak baay nga bëgg leen a tëral xamuloo fooy jaar ngay jaar sax ba ci ay mystique boo gisee koo xamante ne dafa mystique yow ci candidat yi kooku ngay votel moo tax ñu am un président mystique mystérieux charlatan ñun moom la ñu fal parce que ñun ñëpp noonu la ñu mel ñun ni nga xamante ne noonu la ñuy defee ay complot pour yàqal ay nit bu ñu gisee président boo xamante ne ci candidat yëpp moom noonu la mel yow da lay attirer parce que yow noonu nga mel ki ngay votel day xaw a am lu ngeen di nuru soo dëggoo ki ci gën a dëggu rek ngay àndal moo tax ñu fal un président comploteur du matin au soir day dugg ci internet bi lire ndax man moo ma ko wax fii ci rajo bi moo ko fi wax man noonu laa ko xamee nee na ma ci président ci politiciens yi bokk na ñi ci gën a maîtriser technologie bi ndax bu ñu bind turam xam na ko d'ailleurs boo dee seet ay photom yu yàgg fuñ ko bertee photo ko rek mu ngi ci computer di seet ndeysaan moom lu xew ci réew mi xam na ko te du xaar renseignements généraux yi xëy na ñooñu détail la ñu koy wax mais le sénégalais lambda ni muy defee la recherche de l'information moom noonu la koy defee bis bu ne nekkul si seen service de si sécurité boppam la nekk man leer na ma ne bu nekkee ci bureau am na moment boo xamante ne mu ngi koy nekk ci Facebook bi am na moment boo xam ne mu ngi koy nekk ci internet bi xool lan la nit ñi di wax am na moment boo xam ne mu ngi déglu rajo bi wala sax xam naa mu ngi ci TikTok yi di xool gars yi ndax léegi TikTok la ñuy dugalee dagg-dagg yi nga xamante ne ay tooxi dooni suñu politiciens yi la ah donc le problème c'est nous ñun ñi nga xamante ne su nit defee tooxi dooni ñu minimiser ko comparer ko ak beneen façon tooxi dooni pour mën koo tolérer le problème c'est nous moo tax il faut commencer par nous ñu nangoo commencer waxante dëgg boo dee wax dëgg ne sax xam nga lan la lay wax kii dafa arrogant kii dafa réew soo waxee loo xamante ne moom la ñu war a jaar pour jàmmaloog saay-saay yi jiite réew mi nekk ci bopp réew mi ñu ne la da nga bëgg a taal réew mi te ñoom détermination la ñu am ngir instaurer la violence ngir instaurer la zizanie chez les populations pour que ñoom ñu mën a yàgg ci position yi ñu nekk ñoom jaral na leen lu ne jaral na leen agressé jaral na leen fen jaral na leen indi ay complot ñun noonu la ñuy doxalee moo tax problème bi ñun la ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy ñàkk bay yalwaan bay dem ci ñoom di leen yalwaan nga xam ne mën nañ ñoo jënd dañuy war askan bi pour ñoom ñu mën ñoo récompenser moo tax dégg ngeen ngom boobu ngom du mu sax bëgg di tudd turam nañ tudd santam rek waaw saay-saay boobu moom la ñu récompenser ci week-end bi nga xam ne dañ lay yónni ngay espion ngay dugg ngay infiltrer ay parti politique di infiltrer ay coalition parce que cette partie du pays dafa intéressé géwélu ki jiite réew mi cette partie du pays dafa intéressé ñi nga xamante ne te boobu rek a siiw ñu ko def bari nañu de ñu ko def bari nañu nag booboo ci gën a siiw ndax moom daa daw ak seen liste naani kaani mais am na ñoo xamante ne dañoo ñëw di jaxase di xëccoo ay place di jaxase ba à la fin dañu mujj rejeter seeni liste yi ñu ajourné leen am na ñoo xam ne moom la ñu def am na bu ma ci xam boo xamante ne maa ngi ci doon yëngatu di leen jàppale waaw ñu toog fa di fa indi ay histoire rek ba à la fin nit ñi dañoo mujj tasaaroo ku ci nekk di buuxante ci dem ban coalition moo lay dugal ñoo ñëpp dañ leen façon bi nu ko defee dafa bari
léegi nag kooku ki def bi ci gën a rëy nag moom la président bi recevoir quoi maa ngi gis sax ay nit ji encadré ay sac naan ay xaalis a ci nekk sac bi xamuñu lu ci nekk mais li gën a garaaw du sac bi du ay lan lañ koy jox mooy le fait que nga recevoir ko le fait que nga recevoir ko am na ay xeetu nit ci réew mi ñoo xamante ne ku la gis nga ànd ak ñoom mu bàyyi la waxuma la sax xolal buñ la gisee sax nga doon seen xarit ci Facebook te Facebook mën nga xam ay centaines de personnes ay milliers de personnes yoo xam ne xamoo leen mais dañuy doon sa ami parce que dañ la bëgg a suivre waaye am na ay xeetu nit yoo xamante ne bu ñu koy gis ci say xarit sax dañu lay daw yow nga ne président de la république nga ngay toog ak ñoom moo tax dafa am benn dañ ma invité woon ci week-end bi ci samedi bi ñu may laaj question yu demee noonu lan laa ci xalaat ma ne leen président boo xamante ne bi muy raam bi mu doonule kenn xamu ko ci ay complot jaxase ñi ko jiite woon ñëpp jaxase ne leen ba moo mujj jiitu de ndaare à premier au numéro 2 sax parce que premier la mujj nekk ndax boo demee ba nga xamante ne ki la indi ci politique da nga koo wor tëj doomam kaso tere koo nelaw ba nga xam ne naqaru àddinaam bi gën a metti ci àdduna mooy li nga ko trahir kooku bu ñëwee di trahir peuple bi wala kooku waru leen jaaxal parce que ki jiite réew mi moom waa France la gën a wóolu man du ma jiiñ kenn franc-maçon parce que man aw ma benn preuve ne gars yi ay franc-maçon lañ mais bu fekkoon ne dama leen koy jiiñ dama naan seen logique la ñu gën a gëm que sunu sëriñ si moo tax bi ñu demee ba doon position de force mu ne ma ne ko sunu sëriñ si yamal nañ leen seen place parce que nee nañu leen jóge na voyage ñëw ne leen c'est pas vos chapelets là qui vont nous faire développer wax na leen ko te loolu yéen a ngi fii dégg ko micro la ko waxee micro nee na leen fi sunu kilifa diini c'est des citoyens ordinaires saa waay loolu dafa leer donc bu fekkoon ne dëggantaan njaay ay franc-maçon lañ donc ñooñu la ñu gën a gëm ndax ñooñu bu ñu demee ci ñoom ñooñu li ñu bëgg lañ leen di defal France su amee entreprise bu nar a daanu ñu jox ko benn chantier Sénégal sunu or bi ñu ngi koy sàcc Sabadola Dakaru Njaay ñi gën a dëkk te sës ci borom réew mi fu mu dëkk foofu sénégalais xalaatu fa am dëkkuwaay biir Dakar da ngay jóge benn bitim réew am alal boo xamante ne doy na nga ñëw ñooñu la ñuy daggal fu mu toll nii fan la ñuy dëkk ci biir boulevard bi booru place de l'indépendance baadoola du fa dëkk sunu avocat yu mag yi nga xamante ne ñoom bokk nañu sax ñoom ci ñiy lekk peuple bi ndax kuñ ci tëj kaso ñu laaj la ay millions ñoo am li ñoo mën a dëkk foofu noonu ak étranger yi ñun ñu ñuy dàq rek ñun bi ñuy màgg ay Caaroy ak ay Yëmbal ay Mbaaw boo fa dëkkee dañ lay xoolaat quoi nga xam ne kii moom vrai naakal blende la boobu daawu ñun xalaat sa affaire alal quoi parce que nit ñi riisuñu woon mais da ngay xalaat nit ñi lan la ñuy def bay dëkk ay ci àll yooyu quoi su kenn jugee ci région yi sax da nga ko doon xoolaat ndax ay village la doonoon waaye léegi ñun le peuple le sénégalais le plus sénégalais ca àll ba lañ koy dàq faute de moyens te réew mi nekkul ci yoonu dynamique gu teg nit ñi ci richesse xam nga réew yi ñu nekk nii ñi réew yi développé yi ñu nekk ñoom maanaam asset dafa am solo xam nga lan mooy asset mooy ay bien te asset bi gën a rëy mooy kër ay kër suñu dëkk yi ñu nekk ci yoon yooyu lañ lay teg waaw ci yoon yooyu nga am liggéey bu baax banque bind la ne la boo bëggee jënd kër mu ngi nii mais suñu réew yi ci yooyu la ñu waroon liggéey ci yoolu la ñu waroon liggéey sénégalais bu am kër ba pare bu ñu ubbiwaatee yeneeni groupe kër pour jox la ko ñu def ko ay conditions yoo xam ne ak contrôler ko ba ministre bi du ñëw di ko jënd di def ay prête non ñu fexe ba sénégalais yi am kër te loolu yëpp gis nga contrôle boobu noonu ngay créer c'est de l'emploi fu mu toll ni Sénégal war a woon a ñàkk emploi ndax ñun dañoo nekk ci niveau zéro kenn contrôlé wul
policier bi nekk ci tere bi tali bi en plus de son salaire mu ngi lekk ay 20 000 30 000 par jour mu nekk ay 600 000 ay riba di arrêté borom oto yi di lekk seen xaalis mais ñoom kenn contrôlé wu leen te maa ngi ciy wax ak benn dawalkatu oto mu ne ma policier bi bu la jàppee Sénégal bu la laajee bu la bëggee defal contravention 6 000 daf lay laaj 2 000 wala 1 000 francs soo ko joxulee ne ko jox ma contravention bi mu nekk 6 000 wala 10 000 nee na boo ne la commissariat tel nga ko yóbbu jox la këyit gi nangu sa permis dem déposer ko mu ne boo demee di ko fay kooku day jël këyit gi xotti ko ne la jox ma 2 000 ma ne ko mu ne ma wallaay mu ne ma lii moo xew laajal keneen ku dul man mais comme que déggoon naa ko ma xam ne kon c'est une réalité parce que des fois booy laaj nit pour bëgg a xam da ngay dof lu ne xamuloo man des fois dinaa interview nit ma xam lu bari waaye ma def comme si xamuma laajteelu ma sama bopp ñii di déglu laay laajteel te pourtant munoon naa ko weddi wala ma yokkal ko ci loo xam ne moom xamu ko ndax interview woon naa keneen ku ma jàngal loo xamante ne mu ngi koy waxta ko gën a mokkal mais da ngay def comme si xamuloo ndax nga mën a laaj question moo tax ki la dàq laaj question mooy ki xamul donc loolu benn technique la booy wut pour mën a xam mais contrôlé wuñu ñooñu administration bi contrôlé wu ñeen ñi nekk impôt et domaine kenn contrôlé wu leen lépp corruption la donc boo créé ay police boo xamante ne ñoom dañuy contrôlé ñeneen te lu ñu jàpp nga fay leen ci plus mais kon dañ ciy gën a sawar kon léegi ñu daaneel ay police yoo xam ne mérité wu ñu doon policier léegi ñu daaneel ay agent des impôts et domaines yoo xam ne mérité wu ñu fa nekk parce que ñoom ñëpp ay milliardaires lañu ñoom ñëpp alal bu ñu mais nag alalu riba li ci yàlla wax du deñ du ci deñ faaw nga fay ko day yàgg rek moo tax nit des fois dina nekk ci ay situation yoo xamante ne da nga koy xool nit ñi di koy yërëm di ko ñaanal fu ne mu dugg fa bu dee feebar la du wér moo koy rey ay riba la wallahi yàlla xam na ko du ma borom xam-xam waaye dama xam ne yàlla li may déglu ci alxuraan bi ñu koy translate en français ma koy dégg ndax man du ma nitu daara mais nag li may góorgóorlu ba xam ko ci dans d'autres domaines ma xam naa ne su ma ko góorgóorloo sama religion dina am lu ma xam moo tax li may dégg yàlla di ko wax ci alxuraan ma koy dégloo français la ilaha illallah yàlla li mu wax du jaas xam naa ci lu bari nag léegi doo ma laaj nag ban aaya la ak fu mu toll waaye daal xam naa ko loo ma ci wax mun naa la yeggali li ci tegu parce que français laa ko bëgg a jàng naa ko ñuy feebar ay feebar yu metti wala ay mbir dal leen ay tolof ñu jaaxle ndax gis nga xel mu dal sirru la du ay situation yooyu créé xel mu dal yàlla koy maye yàlla moo koy maye am na ñu toog ci ay milliards bu guddee du ñu nelaw saa yu guddi jotee yàlla indi ndogal bu naan leen pëkk ñu fasee ne ñuy xalaat yu bon yi nu def ba fajar jot ñu daanu nelaw waaw di jeex rek di lekk te duñu suur wala nga dem ba lekk lu dul sa wërsëg dootoo lekkati ñu lay rof ay perfusion ne la booy lekk suukar di faatu oxygène bi doyatu la dañ lay takkal ay masque ngay noyyi loolu sa alal ji lan la jariñ yor ay deq yoo xamante ne ay maladie yu mystérieuse moo ci nekk nga koy jiiñ ku ne nag ne moo la ko teg te fekk bàkkaar yi ak riba yi ngay dajale la yàlla nag moo xam ni mu koy defee nit mënu ko ku nekk nag da nga ko koy jiiñ dañ koo liggéey fekk seetal paaseem am na luy dal nit loo xamante ne booy xool paaseem di ko gis yàlla xam na ko mu ngi ci livre yi li ma lay wax nii mu ngi ci livre yi waaw léegi nag bu ñu nekkee ci condition yooyu nga nekk jeune au lieu nga seet loo xamante ne mën nga cee jaamu yàlla nga def politique ngir jaamu yàlla mais ngay def politique pour ton propre bien di lor ay nit di gaañ ay nit pour ton propre bien am na ñu fi nekkoon ñoo xamante ne dañ leen daan tudd te tey nekkatuñu fi
ñu daan dóore di maye ay kër di gaañe di menacer di tëj kaso di jaxase tey nekkatuñu fi te ñooñu bu fekkoon ne yàlla jëlewul leen fi bu leen fi jëlewul woon yow mi doon président doo ko nekk moo tax politique ci jamono ju ñu toll nii exemple bi ci gën a baax mooy l'exemple maanaam pour réussir wax ma bu ci gën a baax nag baax mais bi ci gën a gaaw pour que nga réussir mooy l'exemple de Macky Sall waaw moom exemple la moom war nañ koo dugal ci analu science politique yi parce que c'est une science ah li ñuy tere yëpp moom ngay def rek ngir réussir lépp rek boo demee ba ka nga xamante ne moom nga remplacer moom nga doon wër di yàq deram fu ne doomam la fi bëgg a teg yow nga ñëw amuñu yaakaar ne sa doom nga fi bëgg a teg mais boo fi yàggee di nga fi teg sa doom ndax mu ngi def ay business am di jaay ay ministre ay oto ñu koy jënd kat te xam naa jënd bi ñu koy jënd jënd bi ñu koy jënd c'est pour neexal le président quoi wallaay dëgg la am na ci kenn ci ñoom xam naa du ma ci duut baaraam ba mu ëpp parce que day mel ni seeni mbir laay nettali mais benn doomu ministre bu jege Macky Sall dem xam nga ñoom ñëpp nag ñu ngi Amérique ah seen doom yi ñoom ñëpp Amérique la ñuy jàngee seen benn doom dem ba ca dëkk ba fekk fa beneen businessman mu gis mu yor Mercedes bu rafet mu ne ko mais grand sa oto bi rafet na de xanaa doo ma ko may mu reetaan waaye gis nga booy bi bu mu demee ba dellu vacances papa ji dana ko diw de ñëw na indil na moo la may oto bi may ko Mercedes ah booy bi bu demee léegi Sénégal moom lay dawal nga defe ne loolu may la ay neexal la ay neexal bi ma nekkee gone dama doon gis ay vente aux enchères yu ñu doon def ci télé bi gars yi jënd ko ñu ne ay businessman de ñaata la ñu ko jëndee ñu ne 5 millions xam nga 5 millions 40 ans ci ginnaaw 5 millions bu ñu paree ñu jënd ko ñu gestu rek ñu ne may nañ ko jabaru Abdou Diouf quoi te man tout petit affaire boobu daf ma doon agressé parce que man je me disais que ni ñu xoolal ñu pauvre 5 millions yow boo ko jëndoon jënd ci ay saaku ceeb ñaata carte nga ciy may ñu añ pour 30 jours ñaata nga ciy may ñooñu 5 millions il y a 40 ans mënoon na jënd ay saaku ceeb yu bari ah mais c'est de la corruption masquée dañuy doxaan jabaru président bi pour ñu jox leen ay opportunité réew mi loolu moo ko yàq te noonu ñu koy defee noonu la ñu koy defee sëriñ si nañu ma baal mais sëriñ si faawu ñu leen ciy boole sëriñ boo ko doonee yàlla maanaam surtout dafa mel ni imam nga xutba du ajjuma kese Sidi Bouye wax na leen ko fi du ajjuma kese boo gisee lu dul yoon rek wal nga sermoné nit ñi waaw war nga sermoné nit ñi maa ngi mos a dégg am na benn kilifa boo xam ne moom it du ma tudd turam mu naan xam nga boo gisee lu tax sëriñ si duñu xeex président bi mooy ñoom yàlla moo leen fi teg te yàlla ku mu fi teg du ko fi jëlee ma ne ko sëñ Touba bu mu fiy ñëw tubaab yi la fi yàlla tegoon Lat Joor la fi yàlla tegoon lu tax sëñ Touba demul ànd ak Lat Joor lu tax sëñ Touba doxaluñu tubaab bi su ci àndoon kon duñ ko yóbbu exil waaye quelque part da koo combattre nañ waxante dëgg bu doon réflexion boobu la ñuy def kon Moussa du song Firawna nañ waxante dëgg c'est une mauvaise pensée waaw loolu kenn du ko xalaatee loolu baaxul yàlla moo fi teg ñëpp ah bu doon loolu la kay dañu naan yàlla xanaa kon beneen bi nga xamante ne yàlla moo ne maay lakk ku ma neex man ngaa jaamu yàlla ba doyal ma jël la yóbbu la safara am na sañ-sañ bi mais est-ce que wax nañu ne kon man jarul may jaamu yàlla kon naa bàyyi yàlla bu ko neexee bu ma dee mu yóbbu ma fu ko neex rek comme que man sama sacrifice bi may def di yeewu fajar di julli maanaam amul jariñu du ma jariñ dara te fekk yow sa jaamu yàlla jariñu amul dara lu muy yokk ci autorité yàlla waaye sañ-sañ la lay wax est-ce que tax na nga laisser deux réew mi nañu ci waxta na nga waxoon te dëgg te bàyyi caaxaan yi soo leen waxee ñu naan la da ngay ànd ak naka la ñuy waxee sax man ban la wax la ñuy wax sax ah naan la ay yonent yàlla Moussa parce que dafa am ñu may woo di ma jéem a xutba quoi
yonent yàlla Muusa dégg nga ba ko yàlla di yónni ci aaru ci Firawna da ko ne mook Aaron bu ngeen demee na ngeen wax ju nooy yow booy waxee ab saay-saay boo xamante ne maanaam rapport de force rek la xam kooku loolu wax ju rafet dafa tax ñaata wax ju rafet la ñu fi def sunu kilifa yu baax yi yàgg koo def ay at taxul Sénégal politiciens yi changé ay politiciens yoo xamante ne ku ñu gën a siiw rek exploité la ay politiciens yoo xam ne ku gën a ragal rek ñu napp la mais saa waay ñooñu naka nga leen di sermoné lu dul wan leen ne lii ñuy def tey mën na soppeeku dal seen kaw loolu rek nga leen war a wax ndax ñi doon déer a démb am na ci ñoo xam ne tey ñoom la ñuy dóor nañu defar réew mi nañu waxante dëgg ci réew mi loolu mooy dëgg mais di wut ku ñuy wax daa reew ak ku ñuy wax ni muy waxee daa dëgër ak ay diw te ñoom kat bu ñu contrer président bi dem fekk koo xamante ne jiñ nañu ko rey nit ñu ne dañ koy protéger parce que contre nañu président de la république parce que ñoom woowuñu leen ci ñu lekk fekk ñoo xamante ne jiñ nañu leen sëy ak ay jigéen parce que dañoo contre président bi ñu ne moom la ñuy supporter wala président bi di agressé ñu bëgg ñeneen ñi laisser les deux président bi kon ne di leen agressé ñooñu bañ ne président bi du ma agressé ñu ne ñooñu ñoo violent kenn ñemeetul wax dëgg kenn réew mi loolu moo ko yàq looloo yàq réew mi man nag tiit naa lool ci réew mi li tiit naa loo xamante ne xalaatuloo ko sax léegi moom moo tourné doon une solution c'est extraordinaire ce qui se passe dans nos pays lii may wax neexuma waaye li ma naqari moo tax may wax lii may wax ni may waxee li xew ci réew mi te gën a naqari ñëpp gars yi ñemewuñ koo wax ci kaw fu mu toll ni boo bindee ci réseaux sociaux yi boo wàccee aéroport lañ lay jëlee xool li ñu def Boubacar Seye nga xam ne ci rajo bi la doon nekk xool li ñu ko def wàcc aéroport ñu jël yóbbu ko non te ñoom nag am na journaliste yu nekk ci réew mi di wax lu gën a garaaw mais ñooñu duñu leen laal parce que ñoom ñoo leen doon jàppale ay jamono am na benn journaliste bu ma woo naan ma mais Pape Alé Niang li muy wax ci réew mi te kenn du ko laal nangam sangam ma ne ko Pape Alé Niang da ngay dem nga xool archive rek mais ni muy jàppalee Sonko nii noonu la doon jàppalee Macky Sall noonu la ko doon jàppale xëy na moom yàlla daf ko bind ci noo xamante ne moom du ànd nguur parce que tamit loolu il faut ñu xam ko am na ci nit ñi ñoo xamante ne du ñu ànd ak nguur mukk dañuy bëgg a doon ay sentinelle di surveiller nguur ma ne mën na am ci ñooñu la bokk mais man fenn rek laa dul ànd ak moom de mooy loolu ak loo koy mën a def seet ñan ngay supporter billahi loolu la ñu war a commencer def Macky Sall daf ñoo yee dañu war a seet léegi ñan la ñuy supporter bu ñu seet ki nekk ci nguur gi li muy def rek ñu contre ko ba képp ku ñëw baax na bu njëkkoon échantillon politique bi ñu amoon dafa rëy léegi nag ay nulard ay sanguinaire ñooñu ñooy ñëw léegi ne bëgg na ñoom ñoo bëgg remplacer président bi ñoo xamante ne xam nga Macky Sall sax jàngam wóorul ay anciens grévistes yi buñ la waxee am na diplôme war nga cee douter mais tey ñoo xamante ne mosuñu dem université ñoom la ñu bëgg a jël tey xolal bëgg leen def ay maire de Dakar bu ëllëgee ñu xëy na ñoo bëgg a doon suñu président te doo ci mun dara parce que bu ñu demee ba toog politiquement mënatuloo ci dara tu seras dans l'embarras du choix tu seras obligé de les élire parce que dañuy def de telle sorte que échantillon bu nëpp rek moo fay nekk te ñoom ñoo ciy tane ndax am nañu benn background de fonction gouvernementale loolu lañ lay imposer loolu nag sunu réew mi bu ñu ko sunu réew mi nag ay intellectuels ñoo fi nekkoon na c'est pas parce que nit mën na articuler la langue de Molière que ni am na ñoo xamante ne seen kër français rek la ñuy làkk man jaxasoo naa ak ay français yoo xam ne billahi ba ñu bindee français damaa rus te ñoo ma dàq làkk tubaab fuuf laajal ñi dëkk France bu la français bindalee rek da ngay tiit temps yi la rek am na ku ci xeex meeru Sindia benn tubaab nee na daf ma contacter maa ngi kii bi ni mën naa ko sax wane daf ma contacter ne ma
maire Signa faaw ñu xeex ko te tubaab la de faaw ñu xeex ko ndax man dama jëndoon benn terrain boo xam ne dama ko bëggoon def benn centre culturel may ko Sénégal nee na ma jënd terrain bi ñu dem ba mu yàgg ñoom ñu comme que après ville bi mu développé foofu doon nag benn place bu posté ñu ñëw léegi nangu ko jox ko kenn mu def ko station essence ak yeneen nee na ma yóbbu leen devant le tribunal de Thiès ñuy renvoyer affaire bi te man maa yore këyit yi waaye nangu ñoo wax dëgg parce que maire bi moom moo jaay affaire bi di def corruption mu ne daf ko bëgg a xeex ba du réélire mais boo liiree article bi mu ma jox man je me demandais kan moo ko bind quoi plein de fautes waaw lu doy waar ci réew mi lu doy waar waaw léegi nag loolu boo ko seetloo ci réew mi léegi nag ni benn nit ñi ñëw ñu naan la dégg nañu tubaab mën nañu làkk rek nga ne léegi nag ñooñu kon jàng nañu jàng dafa laaj discipline moo tax boo gisee nit ñi di jéem a dem ci université yu prestigieuses yi mooy discipline biñ lay laaj bala ñu lay jox seen diplôme foo dem rek dañuy xam ne kii discipline bi mu jàngee fii moom moo tax moom ñu teg ko fi ñu ko teg mais ñi ku ñëw bindal benn copie jox la ko plein de fautes ñu ne la tubaab la tubaab nañu yeewaat ci réew mi tey sànn ñan la ñuy àndal buñ ko defee léegi ñu am ku baax koo xamante ne mooy remplacer ñi fi nekk mais nag bu fekkee ne ku gën a guerrier rek la ñuy tànn mais agresseurs yi nekk Colobane ak ñi nekk Grand Dakar ak Pikine ak Guédiawaye ñoom mën nañ leen commencer solo ay karawaat parce que ñooñu ñoo ëpp fit gaa yi ah ñooñu paaka la ñuy yore rendi la génn sa butit léegi def ci benn barbecue léegi rek pour war la ne ñoo la gën a sanguinaire affaire bi nekkul foofu affaire bi c'est l'intérêt du peuple dañu ko xam waaw ma dem ma yamale foofu waxtaan wi Sidi Bouye mu ngi ci ligne bi Ahmadou Diop mu ngi ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam sëñ Jawar na nga def. ñu ngi sant yàlla. ñu ngi lay nuyu di nuyu say auditeurs ak auditrices yëpp. ñu ngi lay fay. bon di rafetlu waxtaan bi wax dëgg yàlla di ratissé nga large quoi wax nga lépp lu nit ñi kii woon man li ma mettit lu rek mooy que weekend bi dama amoon tuuti jot doon selfie si kii si réseaux sociaux yi ma gis ci ñoo xam ne nee nañu ñoom ñooy xeexal Sénégal ay waxu borne fontaine nga gis Sénégalais yi di leen seetaan d'une manière boo xam ne tu ne peux même pas comprendre ma xam ne nag ndekete ñun mbir mi génn guñ si quoi mooy li ngay joytu léegi parce que da ngay déglu seen wax yëpp ay waxu personnel la ay nit di ñëw ñii di bind di saaga ñii di tëb di jubilé te ay nit ñoo xam ne ay médiocre lañ man loolu moom ma si met pourquoi tey si ñun réseaux sociaux yi mooy ñi nekk Amérique ñi nekk France ñi nekk feneen ñi siy wax yëpp ñi di leen seetaan ñoom ñëpp kenn si ñoom sax amul certificat mën nga bañ am certificat sax wante nga am benn background boo xam di nga nekk nit ku sage mais ñoom ñëpp amul si kenn koo xam ne mën nga ko dénk sa doom mu yar ko te ñooñu la Sénégalais yi di seetaan loolu nag c'est pour man loolu dañ ko war a xeex dañ ko war a wax parce que médiocrité bi mu nar a def si jeunesse bi comme fi nga daanelee léegi affaire guerrier parce que fekkoon guerrier la comme tu dis agresseurs yi ñoo gën a nekk guerrier ñëpp tu vois mais li fi xew actuellement nii c'est déplorable en plus bon da ngay tiit parce que quand j'ai vu dama njëkk a dégg sax ñu ne Macky Sall recevoir na waajoo yu nekkoon Yewwi Askan Wi mais boo ma gisee photo bi ndekk ci mu nekk lu am déjà y a un problème chez les Macky Sall yéen lu mel ni nan la mën a amee ba pare ngeen recevoir kooku ci période bi nga xam ne dara leeragul ngeen koy publier ça veut dire que yëfuma tey la ñuy def
tamit li ma si comprendre mooy que Sénégalais yi ñoo mel noonu ñoo bëgg loolu parce que ba mu parcourir seetaan réseaux sociaux yi gis ñi nga xam ne di saagante di xastante kii def fii live di xaskale kii def fii live di xaskale te ku nekk si ñoom ne am na si camp bu mu bokk nit ñi di leen applaudir di kii di leen seetaan des milliers de personnes kon voilà Macky Sall mooy chef bi su defee loolu sukk yi tamit ñoom tamit noonu rek la ñu mën a topp léegi rek jàpp nañu loolu mooy politique jàpp nañ ni politique du question que incarner ay valeur du politique du question que wax dëgg question politique du question jub mais na nga fexe rek ba fës noo mënti fësee baax na c'est ça ñun suñu problème si c'est bien boo gars yi naan programme mais kenn si ñoom amul kenn ku leen di votel wala kuy ànd ak ñoom si biir seen programme dañuy ànd ak yow rek parce que da nga mën a wax wala da nga mën a saaga wala leneen rek loolu c'est triste te nag du héritage boobu la ñu war a bàyyi suñu doom yi c'est vraiment dommage man moom wax dëgg yàlla dama ne man moom damay démissionner je vais arrêter d'intervenir je vais arrêter de parler je vais que l'écouter di am lu may metti kese mais moom wax dëgg yàlla je sais que comme yéen anglais ni ñu koy waxee mbir mi is deep mooy c'est tellement profond tu vois donc si désolé quoi Ndiawar franchement man li ma gis xaw ma ko li ma gis xaw ma ko Sénégal moom ku yaakaar ni que c'est demain lendemain yaa ngi nax sa bopp loolu moom li ñuy gis ay médiocre di def ay live ay milliers de personnes di leen seetaan ñooñu nit ñi dañ leen waroon zappé ba xamal leen yéen dem leen topp rang bi wala dem leen jàngi wala dem leen ne li neel mais Sidi Bouya gis nga li lay won ne réew mi dafay dell ginnaaw da ngay xool domaine yëpp man bu ñu demoon ay 50 ans si ginnaaw xeetu journaliste yi noonu def sax man xaaju ma leen xencu ba leen di jege ñeex xoolal xeetu écrivain yi ñu am thème yi ñuy aborder gars yi dañ daan def ay thèmes yu éducatif mais ngay xool saale kan rek waaw xoolal politiciens yi ñu yem tam c'est la même chose ñii ñuy nii ni nga defe ne da duñu sax woon mën a yore maanaam cartable politiciens yi ne waroon ay jamono très bien man waxuma sax non mi si Ndiawar non man je te dis dama am lu ma metti trop de parce que ay nit ñoo xam da nga leen di seetaan doo xam ne ñoom sax si lan la ñuy wax ay jëndal nañ ma iPhone ay may nañ ma lii yow de nit ñi di leen seetaan ni te partout di commenter parce que déjà nit ku am xam-xam dëgg nit ku pertinent dëgg am na fooy waxee les gens vont mais c'est que ñun lu bon lañ bëgg quoi lu bon lañ bëgg parce que yow dara day xew léegi Ndakaaru nga gis nit ki tal laay fam naan da siy def laay si loo xam ne yow amagoo tous les éléments pour mën si wax xam nga déjà rek nag ma jégg si fenn fa la commencé yow quelque chose boo xam ne amagoo tous les éléments nga bëgg si wax parce que léegi xam nga ñi lay suivre c'est des médiocres comme toi moo tax nga si ngay doxalee noonu wante su fekkoon ne xamoon nañ ni pour man c'est des personnes averties intelligentes ñoo leen di seetaan balaa ñu ubbi seen micro asalaamaaleykum dinañ xoolaat bu baax parce que dinañ xam ni su ma waxee bii da ñoom Ndiawar jot nañ ci mais yow soo gisee nit ñi duñu ko ñëw fii si rajo Ndiawar li nooy introduire rajo bi di wax ku si amul xam-xam du ñeme dugg parce que su ñëwee day jaar de côté parce que gars yi lan lañ mën billahi ñëwal fi doon saaga waxul suba nga gis gars yi buuxante wallaay xam naa loolu def ko rek nga xool suba gars yi bu soo fi defoon benn émission di daggal di kii di wax ay kii yooyu mais suba xoolal doo wax sa 5 minutes nit ñëwee fees si panel mais comme que yow sa wax day jaar yoon nga mu am concordance fil bi nga koy suivre ki nga xam ne nag xamul dara du si mën a participer c'est ça le problème léegi nag ñun nag tant pis pour nous c'est comme que lii lañ mérito nañ dem rek ba fi ñu yem mu neex parce que nag Sénégalais yi neexuñu xeexal quoi parce que su fekkee ne ay médiocre ngay wax nit ñi di leen déglu di leen seetaan ay nit ñoo xam ne dañ leen waroon toog di leen jàngal tey ñoom ñooy toog nit man c'est grave c'est grave moo tax Macky Sall mën a ñeme nit koo xam ne def njombe ñëpp di si wax pare wu ñu mu recevoir ko pare c'est que loolu mooy que yéen man waxuma ak yéen loolu mooy que non mais loolu fan la ko nit ñeme def wallaay sur Sénégal gaañ bi dafa def loo xam ne kenn mësu ko xalaat
nit ñi di kii yow président nga ñëw recevoir ko. waaw. c'est extraordinaire c'est extraordinaire franchement. waaw parce que tamit dafa mel ni comme Moussa Diop ak kii Barthélémy Dias bañ fi jiñante ba dem procès. waaw. kële génn APR rek ñu Sonko dem jubóole leen. mu ngoog. moo tax man pour man loolu moo may fit Macky Sall ah. mais loolu la. pour man loolu moo ko may fit parce que tamit gis nga ñii lu ñuy ñaawloo fii fekk ñoom tamit ñu ngi def lu pire. yow ñoo xam dañu waroon def procès kii da ko jiñ ni détournement deniers publics mais comme que léegi jóge na fële rek ci état bi kon donc il est propre. ay partenaires la ñuy nekk. non c'est dommage. non man nag sama liggéey li tax mu metti mooy contre ma benn côté rek bay dem benn ligne. loolu man dama bëgg bu fi ñenn jógee ñi fiy nekk gën leen mais iñaanewuma kenn li nga am ci réew mi. Votre appel a été mis en attente. waaw Ahmadou. Votre appel a été mis en attente. Ahmadou am na loo ci bëgg a yokk. waaw man day daanaka wax nga. wallaay. parce que quelques mots rek laa ciy wax. ayca. waaw soo ma permettre ma wax ci tuuti. parce que loolu mooy am coow lépp. gis nga France. ak États-Unis. pourquoi ñooñu suñ leen falee soit dañuy respecter seen kàddu wala buñ ko respecté wul xam nañ leen ci fekk te moo leen ciy fekk. ndax seeni citoyen respectif ak seeni peuple. moom du ñu juum. wallaay scénario ci bind. yaa def. ñu ci masa juum. juum kay. mooy ki nga xam ne nee na danaa def lii danaa def lii su ko defut gaa yi de daañu wàcc ci tali bi. xëy na duñ ko mën a daaneel ci ay marche ak ci manifestation waaye. das na ko daaneel fii carte bi. mooy yoon de. te loolu moom du jaas. te boo nee d'ailleurs sax jërul ngay wax boo nee. maanaam dañoo yore ay constitution yoo xam ne ñoo ko defal seen bopp ñëpp d'accord ci ñu signé ko. parce que dañoo xeex. ñu bind ko de marbre. ñu ne temps de mandat. parce que boo seetloo France à commencer par la France États-Unis ci beneen musique la ñu nekk. France gii de Gaulle moo fi nekkoon jusqu'à Mitterrand. 7 ans la woon. te ci jamono jooju su la neexee nga def après 7 ans nga def beneen mandat. dara la doon fekk. waaye bi Chirac ñëwee. ne man damay changer ay mbir ci constitution bi. waaw. jëlee ko juróom-ñaari at. ba juróomi at dootoo mën a présenté wu. wallahi looloy dëgg. sauf que. soo nekkee président ci France. def sa ñaari mandat wala nga def sa quinquennat. dootoo mën a présenté wu. wala ngay wala da ngay xaar ba beneen am. ba beneen quinquennat am nga doog cee bokk. États-Unis moom la ñuy def. voilà fii nag suñ dëkk bi leneen moo fi nekk. évidemment naturellement su fekk parce que man xam nga sama problème mooy. sunu problème mooy. wax nga ko Sidi Bouye wax na ko keneen wax na ko waaye sunu problème mooy ñun duñu seetlu lu rationnel lu jaadu loo xam ne xel mën na koo nangu parce que li ma ci am takk parce que boo changé am réew am régime mais dañ koy teg lu gën wallaay looloo yoon nag li ma bëgg a wax foofu mooy Mamadou Dia moo fi nekkoon 63 ñu sànni ko Senghor ñëw def li ñuy tudde le régime présidentiel fort boo xam ne amul benn sénégalais boo xam ne nangoo ko ñu ko imposé li ci gën a garaaw parce que wax nga ko tout à l'heure tof nga ko mooy ñu bind constitution boo xam ne yàlla xam na ne xamuñu mu dem ñu distribuer ko largement parce que régime parlementaire moo fi amoon
léegi li ci gën a garaaw hymne national bu Sénégal en dehors de c'est un hymne national franc-maçon gaynde la gaynde gu xonk la lu leer laa la wax gaynde bu jaune waaw non gaynde gu xonk la non c'est-à-dire que jaune bi sa drapeau bi la parce que soo bi gaynde la parce que maanaam gaynde gi dafa xonk parce que boo ko seetloo dafa xonk parce que kan moo def hymne national boobu kan moo ko def France moo ko def ak jabaru Senghor bi ki nga xam ne moo nekkoon doomi le gouverneur Félix Éboué waaw te kooku maanaam xam nga Senghor amoon na ay doom daanaka kenn rek moo ci dund tey mi ngi France yi dégg waaw Senghor am na doom buy dund waaw mooy ki mu am ak doomu Félix Éboué bi waaw moo ko ci mag mooy ki ci magu Philippe Senghor waaw ñun ñëpp daanaka voilà moom moo ciy dund maanaam mooy musicien bi waaw xam nga man li ma jaaxal ci affaire bi parce que man malheureusement émission bi jeex na xam nga li tax may wax loolu c'est parce que déjà li ci gën a garaaw ci loolu en dehors de ça maanaam on privatise même le sceau et l'hymne du Sénégal dañ koy privatiser parce que li ma bëgg a wax foofu mooy mais chaque année dañ koy jox 2 milliards de francs CFA waaw loolu laa dégg moo am loolu moo am loolu moo ci constitution boo xam ne ñun binduñu ko bëgguñu ko jëluñu dara loolu mooy permettre loolu moo nekk le régime prédateur moribond évidemment condition yooyu buñ ci nekkee 63 ba nëga ni un prédateur moo fi nekk voilà pour résumer un aventurier un malfrat franc-maçon mais parce que Macky Sall loolu lay def maanaam comme drapeau bi loolu moo ci nekk loolu moo indi maanaam la symbolique du cheval marron sympathique l'animal sympathique te loolu amul benn pays amul benn dëkk boo xam ne ab animal moo fa nekk amul loolu la loolu moo ne Macky Sall c'est un franc-maçon mooy lan parce que wax nga ci tout à l'heure mënoo ci indi ay firnde mais mën nga cee indi ay firnde parce que franc-maçon mooy lan franc-maçon benn contrat social la waaw benn contrat la boo xam ne moral la ki ko signé ak ñi nga xam ne mooy la loge dañ koy xam waaye da ngay respecter seen kàddu wala boo ko respecté wut la ci fekk dañ la ci fekk parce que franc-maçon mooy koo xam ne bu la neexee fen dëkk ci waaw boo wax weddi ko loolu mooy franc-maçon évidemment kooku loolu la Macky Sall def parce que pour Macky Sall li tax ma ne loolu la parce que Macky Sall wax nga ci lu bari nee nga une cavalcade maanaam de débatteurs yooyu kan moo leen di recruter le corrompu le corrupteur muy Macky Sall ñooñu ay mercenaires lañu ay briseurs de conscience lañu c'est des bonimenteurs voilà le problème parce que Macky Sall loolee def parce que li tax mu koy def parce que lu ñu mën c'est-à-dire que Sénégal effectivement am na ay acteurs politiques mais li ma jaaxal ci affaire bi les acteurs politiques ne sont pas au pouvoir ay contradicteurs lañu parce que ñoom comme mënuñoo wax ak Macky Sall parce que Macky fait du solo fait du bruit alors que ñoom li ñu bëgg mooy na Macky Sall ñu débattre ak moom mais Macky Sall du débattre parce que il a une peur bleue boo xam ne dañ koy envoyer en une raclée dans la corde loolu du ci wax parce que Macky Sall nee na institution nga naka nga mën nekk institution di def toute ta famille di def corruption achat de conscience ñëpp transhumance transvasement cannibalisme anarchie loolu mooy le label de la régression totale kooku xam nga ne ni kooku Macky Sall du kilifa musta nekk kilifa te du ko nekk c'est un chef de bande c'est tout voilà la réalité xoolal ma koo xam ne même loo xam ne ay marché yëpp premier ministre lépp achat de conscience la parce que lépp day nekk ci boppam lépp loo xam ne def na ko maanaam lépp loo xam ne nar na ko signé ko parce que da cee am njariñam te gis nañ ko ci tous les scandales
visa biométrique ArcelorMittal ak lépp ak lu bari lépp parce que Macky Sall noonu lay gouverner même le fichier électoral noonu la fichier électoral bi évidemment mi ngi nekk Indonésie kan moo ko financé l'État du Sénégal kon am na retrait commission te fichier bi c'est totalement illégal dans ces conditions comment faire parce que am réew li mu ji rek loolu lay mën a góob wax nga ko parce que yàlla du def lenn loo xam ne du ko jaarale ci ay nit voilà parce que France gi ak États-Unis ñaari nopp lañ yore ñu yoree ñaari nopp 300 grammes moo nekk ci seen bopp 300 grammes moo nekk ci seen bopp comme li Cheikh Anta doon wax pourquoi ñu raw na parce que dañoo am fayda parce que dañoo bind seen histoire taxaw tem seen dëkk nekk ca kanam ñun nag ñu yoree ay minaat te loolu wax ko ci Rwanda évidemment waaw loolu la tax suñu réew mi wax dëgg yàlla de toute façon du dem fenn scandale yi nga xam ne Macky Sall def na ko amul kenn koo xam ne ci àdduna def nga ko lépp loo xam ne def na ko maanaam marché yeeg lépp tout foo seet rek moo ne ci ginnaaw waaw lépp moo ne ci ginnaaw Farba Ngom waaw Aliou Sall ñëpp tout même jusqu'à Bicogo lépp loolu la Banque de Dakar à quoi bon pourquoi mu def Banque de Dakar pourquoi mu def ko et à quel frais te man pour terminer gaw ma ne 12 milliards yooyu nga xam ne parce que actuellement am na ko fuli tey ci l'affaire Abdoul Mbaw te Abdoul Mbaye ñu ne bëggut a signé contrat boobu moo tax ñu dàq ko moo tax Macky Sall moo signé décret bi te premier ministre bi signé wu ko waaw ba pare ñu bëgg a indiwaat poste premier ministre à quoi bon kon ça veut dire que kon Macky Sall ndax mu créé banque bi évidemment maanaam bu la joxee 12 milliards yi 3 milliards yi 3 milliards ngay yore moom mu yore 9 milliards yi kenn du ko xam loolu mu nekk ci Aliou Sall ak yeneen garawaali bi nga xam ne moo nekk ci Sénégal et même les entreprises 440 yi nekk ci Sénégal yaakaar nga ne Macky Sall du ci am wàll bañ am xoolal ma phosphate bi lépp maanaam da ngay dem ba ne sax ñun ban dëkk lan nekk waaw voilà le problème de toute façon man day li wóor mooy lenn rapport de force daal mam laa gis man rapport de force waaw ngàtt geen a koy faj parce que ci no ama affaire ab baadoola la ñu nitu dara voilà le problème c'est un caniche de l'accident c'est-à-dire que planificateur hystérique la historique voilà le problème ñu bàyyi ko ci muy def li ko neex ku lu mu scandale bu jeex beneen scandale ñëw léegi ñuy focaliser ci loolu muy def divertissement à quoi bon ñu koy bàyyi et jusqu'à quand et pourquoi voilà le problème voilà c'est tout. jërëjëf Ahmadou mbokk yi loolu moo nekkoon waxtaan wi tey ci seen émission l'info autrement ñu leen di jéggalu képp ku fi déglu la neexul ñu ngi lay baalu ak di leen jox rendez-vous suba ci beneen émission jërë ngeen jëf salaamaaleykum incha allah. Sunu rajo la sunu rajo la. autrement du fenn fu dul fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal muy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre
loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu lañu nekk ñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek moo ko xam. ne kenn xamu ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii ñoo fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax nga jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a yóbbu bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon. kon loolu de wax dëgg yàlla xam nga dafa diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal. ana ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. wax ku la defal lii yëpp ndax am nga payam.